asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee ñu bëggoon wax rek ci la libération des prisonniers politiques wala nga ne des otages politiques muy Guy Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène, Abass Fall ak Birame Souleye Diop. li tax nag ñoom ñu dund lii nii arrestation arbitraire bi nii wala ñu tuddee ko sax enlèvement mooy ne ñoom dañoo jege Ousmane Sonko te nguur gi dañoo nekkoon ci logique gu éliminer ay adversaires politiques ñu commencé ko ci Karim pare ci Karim ñëw ci Khalifa Sall jaay leen doole tëj leen ci kaso bi xañ leen seen ay droits civiques Macky Sall toujours jubluwaayam loolu la moom bu lay éliminer daf lay yàqate maanaam sa casier judiciaire lay yàq nga yàqu yow dootoo nekk ci dara su ko defee moom mu continuer toog moo ko ay xaritam am jàmm ci réew boo xamante ni réewu démocratie la te démocratie boobu moom ci lañ ko falee moom Macky Sall mu am jàmm bàyyi ko mu créé ci parti ba pare nekk ci président de la république mu ñëw war a consolider démocratie boobu mu ñëw di def fu baax doola di jaay doole. léegi nag logique boobu mu nekkoon noonu di éliminer ay potentiel adversaire moo tax nag mu ñaawoon njortu ci Guy Marius Sagna, Assane Diouf, ci Clédor, ci Abass Fall ak ci Birame Souleye ba arrêté leen parce que daf ne ñooñu ñooy cerveau yi ñoom ñoo war a jiite manifestation yi te manifestation yi bu amee xëñ na Ousmane Sonko du mën a dem kaso. léegi nag ñoom calcul yi ñu doon def dañ ko faussé dañoo jàppoon ne bu ñu jàppoon ñooñu dinañ jël Ousmane Sonko jaay ko doole dem tëj ko kaso nit ñi fàtte Ousmane Sonko comme ni mu defoon Khalifa Sall ak Karim Wade ndekete yoo ñooñu même buñ bokkul ci manifestation yi sax si lay manifestation yi di gën a tar. léegi nag ay nit ñoo xamante ni kenn xamu leen ay inconnu te seen ay at bëriwut ñi à partir de 15 ans jëm 30 ans ñooñu ñoo génn tàngal dëkk bi tàng jër ba Macky Sall dellu ginnaaw donte ñu ngi regretter violence yu ci am parce que gënaluñu waaye violence bi nag Macky Sall moo ko njëkkee parce que violence verbale chaque jour ni ma koy waxee li ciy topp mooy violence physique parce que boo rombee ay ñaari nit ñuy xeex ci mbedd mi li waral xeex bi mooy ne violence verbale la commencé kenn ki mooy saaga morom ki wala kenn ki wax morom ki lu ko naqari ñu songoo xeex moo tax chaque jour mën na leen violence verbale ci violence physique la jëm te Macky Sall violence verbale la yàgg nekk ak ñun bi mu ñu jiitee ba léegi heure bu génnee ay waxam day métti arrogance bu métti gaayam yi tamit kazaalika naka noonu waaw parce que président bi bu violent yee ñi ànd ak moom dañuy violent. léegi nag ñoom seen mbir dañoo jàpp ne lépp ci jaay doole la ku leen contre ñu jaay la doole tëj la ci kaso bi te duñ ko teg ci yoon jalgati yoon ànd ak seen ay juge ànd ak seen procureur ubbi seen ay kaso di toroxal ay doomi aadama ay digne fils du Sénégal ñoo xam ne dañoo set wecc defuñ dara benn erreur rek lañ def mooy ne ànduñoo Macky Sall. léegi nag peuple boobu moo génn jàmmaarloog moom wan ko na ko ñun injustice dootu fi amati dootuñ ko nangu booleeg ñeneen ñoo xamante nii dañoo xiif parce que président bi ak ñi mu àndal ñoo leen xiifal ak ñi nga xam ne dañoo jël seen ay licence de pêche jaay ko jaay seen géej gi ba mënatuñoo napp am ñoo xam ne dugg nañ ci gaal yi dem ba Espagne ñu delloo si waat leen am ñoo xam ne ñu ngi bëgg a lekk mënuñoo lekk ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen a tëj ci couvre-feu bi nga xam ne ñoom dañoo waroon a liggéey wuñ ñu tëj leen ndax bëgg a maîtriser sénégalais yi nga xam ne duñu bouger duñu yëngatu ñooñu ñëpp ñoo génn jàmmaarloog Macky Sall ba Macky Sall dellu ginnaaw. léegi ñi ngi jàppee ñi nga xam ne ñoom laa tudd sànq mais loolu est-ce que mën nañ ko accepter dans un état de droit donte Macky Sall bi mu ñëwee Sénégal ba léegi dañuy faral di wax ne nous sommes plus dans un état de droit gars yi loolu la ñuy faral di wax waaye nag du tere ñu ne Sénégal état de droit la parce que noonu lañ ko tëggee démocratie la parce que noonu lañ ko tëggee léegi yow dans un état de droit dans une démocratie ci réew boo xamante ni am na justice ñu ne
donte justice bi tëddeewul njaaxaandaay donte justice bi amul indépendance ñu fekk ay nit jàpp leen yóbbu leen daf leen garde à vue ak ay retour de parquet ba mu neex leen ñu tëj leen ci kaso ba dafal leen mandat de dépôt te toppeewuñ leen dara loo xam ne lu leer la maanaam ñoom dañoo ñaaw njort si ñoom ne dinañ bokk ci ay manifestation wala dinañ jiite ay ëmmat yi waaj a am parce que xamoon nañ liy waaj a ñëw si ku may commencé mooy Guy Marius Sagna nekk un patriote nekk koo xamante ni vraiment référence la Guy Marius Sagna ci fonction publique bi la nekk assistant social Guy Marius Sagna doo ko gis mu dawal oto bu rafet Guy Marius Sagna du sol yére yu rafet ay tenue africaine lay sol ay dàll carax dàll ngaay Guy Marius Sagna il ne représente aucune menace chaque jour ay manifestation yam lépp dafa pacifique heure boo ko déggee muy wax du saaga nit du xas nit nekk ku yaru koo xamante ni li ko yoon may loolu lay def ñu jàpp ko chaque jour di ko toroxal Guy Marius Sagna ci ñu Macky Sall gën a tëj kaso Guy Marius Sagna si la bokk su nekkul sax moom la Macky Sall gën a tëj kaso te tëj yëpp dafa arbitraire masul def benn infraction bu tax ñu war ko tëj wala benn crime wala benn délit bu tax ñu war a tëj Guy Marius Sagna kaso à chaque fois ci droit yam lañ koy fekk jaay ko doole yóbbu ko tëj ko kaso muy jëndi reer ñu enlever ko yóbbu ko ñun nag jànguñ droit waaye dégg nañ ay juriste di wax ne nit ki pour nga mën ko jàpp da nga koy fekk mu def flagrant délit nga jàpp ko yóbbu wala mu def délit nga xam ne kii def na délit nga indil ko convocation wala mu def crime nga def ko mandat d'arrêt wala mandat d'amener yóbbu mais nit koo xam ne deful dara yow da ngaa ñaaw njort ne kii dina def fekk ko këram enlever ko dem yóbbu tëj kaso tëj ba mu neex la nga génnee Clédor Sène tamit loolu lañ ko def Clédor Sène ci message bu mu envoyé ñu ne Assane Diouf la ci tudd moom it ñu fekk ko këram jàpp yóbbu te deful dara Assane Diouf tudd bi ñu ko tudd ci message vocal ba moom it ñu fekk ko këram jàpp yóbbu tëj mais loolu c'est inadmissible dans un état de droit Abbas Fall tamit dañoo ñaaw njort ci moom Birame Souleye jabaram lañ njëkk a jàpp ne dafa am benn numéro bu doon envoyé Mahmoud Saleh message di ko menacé ñu jàpp jabar ji ba mu neex leen ñu bàyyi jàpp jëkkër ji téye mais xanaa nit sax su fekkee da nga ko menacé xanaa dinañ ubbi benn enquête xool ndax menace bi c'est avéré wala déet bala ñu kaa tëj waaye jàpp rek dem tëj kaso te jabaram lañ waxoon ne dañoo gis turam ci numéro bu doon menacé Mahmoud Saleh léegi jëkkëram moom lu ci yoonam moom it bañ koy jël di jàpp léegi ñu bàyyi jabar ji tëj jëkkër ji ba mu neex leen ñu bàyyi parce que li ñu jàppoon mooy bu ñu jàppee ñooñu mate leen léegi ñeneen ñi duñ génn parce que ñooñu ñooy influencer ñeneen ñi pour ñu génn wala ñoom ñooy diriger manifestation yi seen calcul nag da leen a nax te loolu yëpp ñu ngi ko teg ci jaay doole Macky Sall ñu fal ko démocratiquement mu ñëw ne démocratie dootul amati ci dëkk bi opposition dootu fi amati je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mooy violence verbale boobu ma doon wax mu ne moo nekk ci Macky Sall gaay yi fu ñu génnee fëgg table bi ne force restera à la loi te xamuñ ne force restera au peuple moo tax peuple bi war na leen ko bañ teg seen bët Macky Sall reculer dellu ginnaaw gaay yi téye rajo yeeg télé yi di wax ni ñoom ñëpp a dawoon déserté seen kër yi génn Dakar tàppe ji xaar ba affaire bi sedd nag ñu ñëw di jaay rëy làmmeñ di ngandul ci kaw nit ñi te duñ dara Macky Sall boobu noonu tey dafa ameloon sénégalais yi njukkal bu mag a mag dafa waroon a rendre la monnaie au peuple sénégalais ndax nuñ ko dimbalee ndax teraanga jiñ ko ji ak ngor giñ ko ji parce que c'était pas évident mu nekk président Macky Sall parcours bi mu am ñu bëri bëgg nañ ko ci politiciens yi amuñ ko yàlla defal ko moom mu ñëw weddi yàlla nekk baadoola te yàlla lan la wax la in shakartum la azidannakum wala in kafartum
inna azabi la shadid loolu moom moo ko dal soo santee yàlla yàlla daf lay dolli waaye boo ko santut boo ko weddee daf lay mbugal bu tar te mbugal bi mu ngi soog a commencé nii te jeexagul. léegi Macky Sall boobu nga xamante ni directeur Petrosen la nekkoon jógee fa ñëw nekk ci gouvernement Ablaye Wade ministre des mines ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale am ak Ablaye Wade problème dem créer parti am dem à la conquête du pouvoir sénégalais yi fal ko ndax injustice bu mu dundoon ci Ablaye Wade te injustice boobu mu dund nekkul injustice bu garaaw de moom bi muy teg nit ñi moo gën a garaaw mooy bi mu teg Karim Wade teg ko Khalifa Sall teg ko Sonko mooy bi mu ko dàqee arbitrairement impôt et domaine te tegu ko ci yoon ci jaay doole la ko teg. Macky Sall boobu nag moo waroon a sant yàlla santul yàlla ndax li ko yàlla defal te c'était pas évident parce que il est issu d'une famille pauvre te Sénégal am na ay borom doole yu fa nekk ñoo xam ne seen parents yi ay fonctionnaires lañ nekk ci état am ay moyens am ay avantages am ay privilèges mën a dugal seen doom yi ci ay écoles yu baax ñu dem jàng ji ñii dem Canada ñii dem France ñii dem États-Unis ñu ñëw amaat ay poste ci ñooñ lañ doon séentoo ñu am sax réussite bii nii Macky Sall am waaye Macky Sall moom il est parti de rien issu d'une famille très pauvre ñëw dem commencé ci directeur général Petrosen ba ci président de la République kooku moo waroon a sant yàlla loolu Ablaye Wade mi ñu ko présenté ba ñu xam ko Ablaye Wade amut loolu Abdou Diouf moo ko xaw a jege tuuti ndax Abdou Diouf lim njëkk a nekk mooy gouverneur de la région Sine Saloum mooy Fatick ak Kaolack temps yi benn région la woon mu jógee fa ñëw nekk ministre de l'urbanisme jógee fa nekk premier ministre jógee fa Senghor démissionné décembre 1980 jox ko réew mi ci article 35 mu toog gérer réew mi temps yooyu sénégalais yeewuñ benn rajo benn télé moo fi amoon temps yooyu noonu soo demee ci urne yi isoloir amut ba pare kees yi ñu doon voté c'était pas transparente kees yi bois la woon mujj gi lañ dem ba consensus am bi consensus amee ci lañ indi ñuy voté kees yi nga xam ne dafay transparente Abdou Diouf boobu noonu tey moo xaw a jege Macky Sall tuuti te Macky Sall moo ko raw ci jaar-jaar bu sell mooy ne Abdou Diouf nekkul président assemblée nationale Abdou Diouf bi muy njëkk nekk président kenn falu ko démocratiquement dañ ko yàkkal nguur gi par article 35 mais Macky Sall nag moom ginnaaw bi mu nekkee directeur nekk ministre nekk premier ministre nekk président de l'Assemblée nationale dafa créer parti après ñu fal ko démocratiquement mu am légitimité mais Abdou Diouf bi mu toogee décembre 80 boobu noonu ba 83 lay élection présidentielle di soog a am te temps yooyu xam nga ne gagner élection yomb na comme ni ma ko waxee sànq parce que transparence amutoon ku nekk président rek yaa yore doole ji lu la neex ngay def léegi nag Macky Sall boobu nag moo waroon a sant yàlla mais santul yàlla ndax li ko yàlla defal moo tax li français di wax naan ci récolte ce que tu as semé li nga ji moom ngay góob yéene wuñ ko dara lu ñaaw nag jàmm rek lañ ko yéene waaye gis nga nit da ngay respecter nit ñi ba pare da ngay def nit ñi nawle mais Macky Sall Sénégalais yi dañ kaa dimbale ba pare mu ñëw xeeb Sénégalais yi yàpp Sénégalais yi di leen toroxal di def yi fu baadoola bu ñëwoon bëgg jàmm ci dëkk bi jàmm dina am ci dëkk bi su ñëwoon xam ne démocratie bi dafa war a jëm kanam démocratie bi day jëm kanam parce que dafa am ay xeex yu ñu doon xeex avant moom muy nekk président de la République te xeex yooyu moom bokkoon na ci 2011 ba indi 23 juin muy impunité ak népotisme ak injustice parce que moom dund na ko ci Ablaye Wade mu ñëw nag di def pire lu gën a bon lu gën a yées ba nit ñi sax dañoo mujj réccu Ablaye Wade parce que moom nit ñi dañoo amoon ci moom yaakaar parce que d'habitude ku dund injustice boo ñëwee da nga koy réparer mais moom bu mu ñëwee dafa gën a yokk injustice bi
mu nekk lu ñaaw. kon Macky Sall rendrul la monnaie aux Sénégalais te loolu moom moo ko waroon bi mu fi ñëwee jaay doole la fi nekk ku ànd ak moom lépp loo manti def lum garaaw yow dara du la dal jàmm rek ngay am soo àndut ak moom mu ñëw fekk la fi nga nekk tooñ la ànd ak ay juge am ànd ak procureur am jaay la doole tëj la ci kaso bi mu jàppoon na nag comme def na ko Karim Wade mu réussir mu def ko Khalifa Sall mu réussir mu jàpp ne nag mën na ko def Ousmane Sonko mu réussir waaye foofu la defee erreur nag foofu la juumee xam nga ñoom seen projet moo nekkoon lan moo Idrissa Seck moo def jox leen benn révélation bu garaaw mooy ne ñoom dañoo bëggoon a nekk Sénégal di paasante nguur gi ñoom ñaar day wax Idi na ko ñëwal ci man boo ñëwee je vais tout faire pour éliminer Ousmane Sonko comme ni ma éliminer woon Khalifa Sall ak Karim Wade léegi su ko defee bu ñu demee ba 2024 su troisième mandat bi baaxul su fekkee mënta jàll yow nga nekk candidat Benno Bokk Yaakaar nga xam ne duñu am benn opposant bu ñuy sonal parce que Ousmane Sonko rek moo leen mënoon sonal su ko defee Idi nekk président bu defee ñaari mandat fekk Macky Sall moment boobu noonu day nekk président assemblée nationale ñëwaat bu Idi jeexalee mu ñëwaat moom nekkaat président ñiy paasante nguur gi ñoom ñaar nga xam ne duñu am benn problème ñoom ñooy yore Sénégal Benno Bokk Yaakaar boobu mooy continuer di yore Sénégal ba heure bu mu leen neexee ñu bàyyi nguur gi loolu lañu naroon loolu moo tax Idrissa Seck lekk lu mu wëcc woon dem uyu ji Macky Sall loolu rek la parce que liñ ko dig la te institution bi mu ko jox Idrissa Seck daf doon ŋàññi institution boobu noonu naan c'est une institution budgétivore soxlawuma ko su ma ñëwoon dama koy supprimer wax na fi Macky Sall lu nekk yàq na fi Macky Sall lu mel ni xeme Macky Sall du wax dëgg ay waxam jarul dóor sa doom Macky Sall amul kóllëre lu ne mu wax tey jii moog Yankhoba Diattara ña nga ci gouvernement wu Macky Sall léegi nag ñu ngi dal ci kaw Ousmane Sonko mi ñu àndaloon nga xam ne yàggul dara 2019 di dal ci kaw Macky Sall léegi nag ñoom ñooy dal ci kaw Ousmane Sonko ñoom instant bii nii ba Yankhoba Diattara il se permet taxaw di wax naan Ousmane Sonko disqualifié nañ ko ci élection 2024 yi di ñëw léegi Sénégal est-ce que ñun mérité nañ ay façon nit yi nii di ñu jiite ñii c'est des traîtres am na dëkk yoo xamante ni tey bu ñu fa nekkoon ñii duñu génn télé duñu wax ci rajo ils n'ont pas droit à la parole parce que c'est des traîtres nguur rek moo leen intéressé mën nañoo weex ba mu neex leen ñu xonq ci tàng-tàng bi wala ñu xonq ba mu neex leen ñu verte léegi ils ne respectent pas les Sénégalais kon ñii il ne mérite plus toog di am ay ndomba tànk di jiite Sénégalais yi te Macky Sall heure bii xam nga waroon na démissionner mais démissionné wul waaye am na ay nit ñoo xam ne dafa war a tàggalikoo ak ñoom parce que Antoine Diome amul place am ministère de l'intérieur parce que ay discours vent-en-guerre lañ fi nekkee nit ñi dañoo oote jàmm Sëñ Mountakha dox ci tànk yu am solo ak yeneen xalif généraux yépp ñoom heure bu ñu génnee ay discours incendiaires la ñuy am di menacer nit ñi di leen jiiñ ay terroristes naan ay forces occultes kon ñooñu bëgguñ jàmm te Sénégal amul terroriste amul force occulte su terroriste amee Sénégal ñoom la ñoom ñooy terroriser sénégalais yi te yàgg nañ terroriser les sénégalais ministre de la justice boo xam dafa war a tëddee njaaxaanaay yore justice ba pare dem di far dem ba Fuuta di def di fa tenir des propos ethnicistes des propos irresponsables di wax ay wax yi ñaaw di ko jëmale ci deru Ousmane Sonko te ñu ne yow yaay ministre de la justice te justice boobu fa lañ yóbbu Ousmane Sonko est-ce que kooku kon mérité na pour nekk ministre de la justice boo xamante ni day am fu muy féetee ministre de la justice boo xamante ni opposant bi ñuy nar a jaay doole yóbbu ko justice moom moo jiite justice boobu noonu mais loolu dafa doy waar loolu c'est inadmissible kenn mënu ko accepter kooku dañ ko war a dàq ci nguur gi parce que loolu lay Macky Sall di def jubawaat ak Sénégalais yi préfet bi nga xamante ni moom moo kojoon Ousmane Sonko Mermoz ba créé fa benn situation boo xamante ni ba léegi moo waral sénégalais yu bëri dee ci sénégalais yu bëri gaañu ci sénégalais yu bëri ñu
yàq ci seen ay alal sénégalais yu bëri am ci ay gaañu gaañu préfet bi moo créé situation boobu keroog parce que moom moo koj Ousmane Sonko provoqué ko ba jiiñ ko ne ko da ngay def trouble à l'ordre public ak li nga xamante ni mooy participation à une manifestation non autorisée te ki ko sant mooy le procureur Bassirou Gueye parce que moom tamit c'est le procureur de Macky Sall loolu la bëggoon pour tuer Ousmane Sonko parce que xam na ne Ousmane Sonko bu àggoon tey ci Mamadou Seck juge d'instruction du 8e cabinet daf koy libérer parce que dossier bi taxoon mu convoqué Ousmane Sonko le dossier est vide ñu ne nag léegi nañ ko provoqué pour jiiñ ko leen pour mën kaa téye léegi nag sénégalais yëpp génn taal dëkk bi yàqu ñu nekk ci situation chaotique te dañoo am chance préfet boobu noonu daf cee am part de responsabilité procureur am ci part de responsabilité Antoine Diome am ci part de responsabilité parce que Antoine Diome ak procureur ñoom ñoo ko sant loolu sale boulot boobu noonu kon mbir mi mën nañu wax ne ci Macky Sall la commencé waaye am na ñoo xamante ni am nañ ci part de responsabilité Macky Sall nag il devait démissionner comme démissionné wul il faut que mu tàggoog ñooñu ba pare renoncer wu définitivement ci projet 3e mandat bu mu amoon su ko defee mu mën a jubóog Sénégalais yi parce que jubóog Sénégalais yi carrément nag dootul yomb parce que loo deful ci 9 ans mënoo ko def ci 3 ans te 3 ans moo ko dese na ko def ci boppam bi xam ne jeexal na def ci boppam bi ne 2024 bu jotee am na droit out candidat boobu noonu dem sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar bàyyi Ousmane Sonko mu am jàmm Karim Wade ñëwaat Khalifa Sall ñëwaat ñoom ñëpp ñu delloo leen seen ay droits civiques ñu dem élection ku Sénégalais yi tànn fal la ñu xam ne kii Sénégalais yi ñoo ko tànn fal ko Sénégalais yi ñooy tànn Macky Sall amul benn droit di wax ne yow kii du bokk ci élection kii du nekk candidat amul droit bi amul droit recalé kenn ñoom ñu ànd ak moom ñëpp amuñ benn droit ñu jox leen nguur gi ñuy toroxal ay nit di éliminer ay candidats sénégalais yi ñoom ñooy tànn comme nuñ tànnee woon Macky Sall ne ko yaa ñu doy noonu la Macky Sall war a toogee bàyyi bépp sénégalais bu am ambition présidentielle pour liggéey sa réew mu may la jàmm koo xam ne dafoo délit dafoo benn crime kenn warul la jël na dañ lay yóbbu kaso waaye moom day jël ay nit di leen yóbbu kaso pour éliminer leen na yéen du ngeen nekk candidat du ngeen fi nekkee président ku war a nekk président ëllëg yàlla moo ko xam te sénégalais yi ñoom ñoo koy tànn ñooy dem ci urne yi ne Ousmane Sonko moo ñu doy wala Khalifa Sall moo ñu doy wala Karim Wade wala Abdoul Mbaye wala Pape Diop wala Malick Gakou wala keneen koo xam ne da nga prétendre pour jiite réew mi ñoom ñoo lay tànn comme nu ñu tànnee woon Macky Sall mais Macky Sall amul benn droit di wax ay nit ne yéen du ngeen nekk candidat wala du ngeen fi nekkee président loolu bu ko waxee du dëgg tey du dëgg ëllëg moom ñi mu àndal dañuy nax seen bopp te heure bu Sénégal tàkkee ñoom ñoo ko taal léegi nag lu fi des mooy nañ oote jàmm ji mooy loolu mooy mu def ci boppam bi ne moom warul mën a tere kenn mu am ay ambition pour jiite réew mi parce que moomul réew mi ba pare mu respecter le calendrier électoral parce que élection locale yi dafa war a am weesu na depuis 2019 la élection locale waroon a am ba léegi Macky Sall mënul organiser des élections locales ndax ay calcul politique jàppoon na ne balaa élection locale yi dina éliminer Ousmane Sonko loolu moo nekkoon projet am loolu moo ko teree tëgg élection locale te maire yi seen mandat jeex na bu yàgg ils sont plus légitimes te loolu dafa ñaaw dans une démocratie loolu rafetul dans une république ñoo xamante ni dañuy jiite ay nit te amuñ légitimité te amul dara lu ko mën a teree organiser élection yi bu mu fi nekk di layee sax ay naan pandémie bi moo tax ma ne la am na dëkk yoo xamante ni def nañ fi ay élection présidentielle ñi def fi ay élection législative te ñu ngi en pleine crise sanitaire muy pandémie bi di coronavirus dara mënul tere mu organiser ay élection législative tamit 2022 la na ko respecté 2024 tamit jarut ay créer ay situation yoo xam ne dañ naan élection du am Macky Sall na oote jàmm ci dëkk bi jàmm Sénégal ci loxoom la nekk te nag am na ñoo xamante ni duñ nangu Macky Sall di taal Sénégal ah bu naree yàq Sénégal moom ak ñi mu àndal ñoom ñooy yàqu parce que ñoom minorité lañ matuñ sax 1% de la population du Sénégal